mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV benn waxtu 1h05 bisimilah ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës njëgu diwlin bi seer ba jégg dayoo ci marché bi ba tax kon way jëfandiku yi daal di yëkk seen baat lanu bëgg rek mooy kon lii ñu daal ci taxaw bu ko defee kon njëg li dellu fa mu nekkoon loolee la kon lañuy sàkku ci état bu Sénégal waaye tamit yoonal njëkki ci marché yi ngir rek yokkute gi bañ di takarnaase ci biir jaba gi dina ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. askanu Kër Massar wàcc mbedd mi seen baat jóg la ñuy naqarlu mooy daal li nga xam ne kon mooy seen xàll yi na ko nag jaaykat yi di fa daal di lale ba tax gàllankoor dem ak dikk bi waa rax ci dolli ñàkku kaaraange ëllëg seen kaw loolu lépp kon doon jàmbat ñu daal di ko becc kon ci kaw taabal gi bëgg nag kilifa yi daal ci indi saafara dañ ci ànd ak leeral ak Mamadou Lamine Fati. ginnaaw ëllëgu fête du travail ñu jox kàddu gi kon way retraité yi ñoom nag becc seen mer ndax ne nañu lu jëm nag seen pension gi dafa tuuti lool te nag mënuñu cee faj lépp loolu xam ni kon seen aajo la rax ci dolli kon njàng mi yëg li fee seer lool waaye tamit dund gi rawatina kon lu jëm ci wàllu luyaas bi loolu lépp kon doon jafe-jafe yi ngàllu seen kaw ba tax kon ñu koy sàkku daal ñu gën leen jox gëdd ginnaaw nag ba ñu liggéey ba noppi ngir dallu ji daan ci ànd ak leeral ak Ngor Diouf mbokk yi loolu moo gën a fës ci xërëbu xabaar yi nees ki jëlaan nañu ci faram fàcce. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru joloor si des koy door ak tolluwaayu mbas mi ci Sénégal di Covid 19 ni ki tey lu toll nag ci ñeent fukk ak juróomi nit ñoo am yees woppi Covid 19 fanweer ak ñaari nekk ay cas communautaire ñeent fukk ak juróom-ñett ñoom jot nañu wér ci mbas mi lu toll nag ci junni ak téeméer ak fukk ñoom ñoo jot a ñàkk seen bakkan bi mbas mi duggee Sénégal ak tey ji yem ak ñaari fan ci weeru mars waxtu wi nag lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti ñoo nekk ci traitement ñeenti téeméer ak fukk ak ñetti junni ak fanweer ak benn ñoom ñoo jot a ñàkku ci mbasum Covid 19 bi. leneen ci wàllu xabaar ak ki fi nekkoon jiitu I2AF di Lamine Diack moom nag am nañu yaakaar ni kon tabaski wala korite kon fii la koy daal di jullee fii ci Sénégal loolee nag xabaar la boo xamante ne ni ay jegeñaayam ñoo ko daal di xamle. ne nag sax niki ëllëg ci altine gi kon dina dikk fii ci Ndakaaru ci roppalaan Air Sénégal juróom-ñetti waxtu ci suba kon lay dikk fii ci Sénégal waaye nag loolee la ko may mooy jaraaf bu Ndakaaru jël nag dogal daal di kon def fay lu toll ci ñetti téeméeri ak ñaar fukk ak juróom-ñaari millions sunu xaalis gi nga xam ne kon lañ koy toppee ba tax ñu may ko lii liberté conditionnelle du ñàkk dina ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ciy leeral ak i njabootam waaye tak ak avocat am mi nga xam ne ñu ngi jëm di jokkoo ak moom leneen ci wàllu xabaar ma la ko juñu mbokk yi ak li nga xamante ne moom moo am waxtu wi douane bu Sénégal di def jéego yu rëy ngir fexe ba lépp loo xamante ne mooy wàllu njuuj njaaj ak wuruj jeex tàkk ci Sénégal ndax nag ci tànk yooyu la nekk rawatina ko ci diwaanu Saloum ndax nag lu toll ci téeméer lu toll ci fukk ak juróom-benn tonne ci sachet plastique la teg yoxoo loolee nag ginnaaw bi nga xam ne jaloor gu rëy def nañ ko ngir rek fexe ba li nga xam ne mooy garab yi bon yi ak tamit Sénébar si bañ a jàbba jóge ci réewum Sénégal loolee nag nekk ay jéego yu am solo yoo xamante ni jot nañ ko def kii de yor seen kàddu du lieutenant Pape Abdoulaye Diaw moom mooy chef brigade mobile bu douane bu Kaolack moo ci indi leeral ñu teewli kàddoom. dañuy liggéey si guddi gi dañu romb benn camion citerne muy wàcce ay bal loo xam ne bal lañ ko tuddee balu plastique si lañ ñëw laaj leen yow ñu benn kayit à partir de là lañ leen dañuy loo yowul kayit rek yaa ngi ci infraction douanière wàcc nga yoon si lañ leen arrêté. waaw ci wàllu plastique ñoo ngi si fekk 554 bal yu ñuy wax bal poids bi plastique bal bu nekk moo ngi am poids bu 12 kilos boo ko xaymaa lépp dina doon 6 tonnes. lii moom en tout cas au niveau de Kaolack c'est la première fois ñu gis benn camion citerne pour gasoil la surtout camion malien yi ñu fekk ci sachet plastique si biir. waaw ni ngeen ko xamee depuis 2020 njëkkoon na am loi bu gënoon yàgg après 2020 lañ ko modifié defaat ko mu am beneen loi bu bees boo xam ne day tere yenn sachet plastique yu ñuy dugg te bii ñu jàpp si la bokk. mais li nga ko xamee li environnement ñoo ngi koy waxee sax douane verte sax dafa am boo xam ne day jàppale pour suñu environnement bu ñu nekk nu ñu koy protéger. waaw procédure bi moo ngi ci loxo chef bi si muy receveur procédure le chef de distribution. arrêté na leen moo ngi topp yoonam xam naa fii tuuti ak dinañ ko jeexal incha allah.
douane bu Saloum nañu des ak douane bi nga xam ne kon mu ngi fay def ay jéego yu am solo ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu garab yu bon yi ak wàllu Sénébar si nga xam ne teg nañ ko yoxo loolu nag bu nga xayma ay millions la sunu xaalis buñ sukkandikoo ci nga xam ne ñoom ñooy waa douane bi def jaloore googule nekk nag mbir moo xamante ñu ko teg yoxo ak jaloore bi ñii di compagnie brigade commerciale bu Kër Ayib ñoo ko daal di def ñoom nag nee nañu kon tey la ñu gën a xar seen tànk tubéy ngir fexe rek ba lépp loo xamante ne mën na indi gàllankoor askan ñu daal ci taxaw temm Adama Sarr ci leeral. ñoo ngi fii ci brigade commerciale bu Kër Ayib nekk ci frontière bu Gambie. léegi nag dem ak dikk bi tar loolu nag tax ba day douane yi fi nekk day yenn saay ñuy jàpp yamba ju bari. fi ñëwee ba léegi daal yaakaar naa liñ fi jàppaguñ ci lu mel ne yamba yaakaar naa toll na ci bay 800 kilos waa presque tonne bi lu tuuti moo ci manqué. naaw ba ñu bàyyeekoo ca Kër Ayib ñoo ngi jubali Nioro file itam brigade mobile bu douane bi at bi teroog léegi daanaka teg nañ loxo lu ëpp benn tonne ci yamba. de janvier à maintenant ne serait-ce que par rapport pour la brigade la janvier ba léegi brigade mobile douane Nioro def na 1 tonne 300 de chanvre indien. donc pour firndeel li ngay wax rek que mbir mi nekk na fi bari na fi te jéggi na dayoo. xeex googu la ñuy xeex yamba noonu tamit da douane yi di xeexee li nga xamee ne moo di garab yu bon yi. di 22 avril ñu ngi amoon benn renseignement bu ñu wax benn oto berline Peugeot 504 buy ñëw di dugg ci frontières yi léegi nag ba ñu ko yëgee la ñu teg en place suñu benn dispositif douanier constitué d'engin d'arrêt bu ñu permettre oto bi pour ñu jàpp ko oto ba mu duggee suñu engin d'arrêt le pneu yi crevé si la dem ba ci àll bi par la suite le chauffeur bi génn daw si la ñu ñëwee jàpp oto bi si lañ ko jëlee fekk ci produit yoo xamante ne considéré nañ ko comme ay garab yu baaxul garab yi bu ñu ko évaluer rek mën na toll si 38 millions si suñu koppar. loolu waral bokk yi nga xam ne moom moo di njiital subdivision des douanes bi nekk fii ci Kaolack nag di ñaan askan wi ñu jàppale leen ci liggéey bi. yooyu ñun non seulement dañuy jëf pour aar koom-koom mën a waaye aussi tamit war nañoo wax pour gën a mën a sensibiliser population yi war nañoo gën a mën a jàppale parce que la ñuy def defuñu ko pour ñun pour ñoom lañ koy defar parce que trafiquant bi fu muy jógee ci kër la jógee ci kër lay dellu suñuy doom lañu suñuy mag lañu suñuy rakk lañu suñuy lépp lañu donc war nañoo mën a waxtaan ak ñoom comme ça seen xel yi gën a mën a dellu ci waat pour ñu éviter def yenn yi. devenir meilleur pour mieux servir loolu nag moom moo di devise bu douane sénégalaise suñu jàmbaar yi nga xamee ne ñoom ñooy aar suñu koom bugg ñoo bàyyil dara ñi nga xamee ne ñoom ñoo di defkatu ñaawteef yi. Adama Sarr jërëjëf maa la ko junj ci marché bi njëgu diwlin gi seet ba jéggi dayoo waaye jëfandiku yi nag yëkkati seen baat lañu bëgg mooy état bu Sénégal xar ci tànk tubéyam ngir yoonal lépp lu jëm ci wàllu njëg yi ci marché bi ndaxte yàpp nañ ni kon njëg yi kon li nu mu yokkee ci marché bi dafa jéggi dayoo te nag loolee faw mu dakk ñu ànd ci leeral ak Pape Mbaye Diaw. ñëpp ñoo ko gisandoo diw gi dafa yokk ci marché bi commerçant bi dina xamal rek ne bidon diw 20 litres bi jamono ji 22 000 lay jar. vraiment yokk na bu baax sax moom vraiment waaw parce que boo xoolee diwlin mi ngi daa jar ay 15000 14000 yàggul dara mais temps yi daal la léegi mi ngi si ay 20000 20300 20000 mi ngi génn ay 19900 quoi vraiment seer na trop instant yi moom dañ koy jaay pour maanaam suñu clients yi am diwlin rek mais jaay ñu ko pour xaalis quoi waaw parce que amul dara fi mu doon nii quoi. loolu nag am jeexintal ci dépense bi ku jigéen kii ñu fekk ko mu jënd ba pare moom mi ñuy xamal ne diw gi yokk na lool ci marché bi te loolu ay jafe-jafe rek la leen di indil. saay mooy kii moom genn waa litre rek laay jënd genn waa litre bi ay kii la 300 lay doon bu njëkk 250 la lépp fukki dëm rek lañ ciy teg ñoom saay boo xëyee dañ koy gën di yokk metti na torop suñu. client bi moom borom kër la moom nag mi ñuy xamal rek ne yokku diw bi lenn rek wàllul ko lu dul ñàkk contrôle bi am ci prix yi. waaw diw gi cher na trop ndax parce que bi doon 20 litres ba demee bay jar 22000 francs xam ngeen ne yëf yi jéggi na dayoo loolu nag man digu teguma kenn toora bi ku gouvernement bi loolu seen faute la ndax contrôle prix yi ba normal la ñu xam ñu wàcc ci terrain bi xam ne prix yi jar kon du demee nii. prix bi doon diw bu 20 litres bi nag di yokku saa bu nu xëyee consommateurs yi di woo nguuru Sénégal mu xoolaat prix yi ci marché yi.
Pambay Diaw jërëjëf ñu dem ca banlieue bu Ndakaaru ca Kër Massar askan wa fa yeewoo danoo wàcc mbedd bi yëngal waaye tamit ñaxtu ci lu nga xam ne moo jëm ci mbedd yi nga xam ne kon jaaykat yi dañ fay teg di fa lal te nag loolu day gàllankoor dem bëgg dikk bi ba tax da leen jural ay embouteillage yu rëy te nag loolu ay coono la rax ci dolli ñàkku kaaraange ëllëtu seen kaw loolu lépp di ñambaat yoo xam ne dañu bëgg ne état bu Sénégal rawatina kon kilifa yi nekk ci dëkk ba indi ci saafara nu mu gën a yaatoo ginnaaw bu ñu ñaxtoo yuuxu fu ne waaye ba léegi France daal di xëddeen Mamadou Lamine Fati reportage. waa Kër Massar génn ci mbedd bi lay askan wi nekkee ci quartier Aynou Mady ak li ko wër jóg nañu ngir wane seeni naqar ci yoon yi nga xam ne jël nañ fa teg fa ay bagages wala di fa jaay dem ba fatt yoon yëpp. li fiy xew bu ñu bàyyee mu sedd vraiment dinañ si am benn lu ñu si naqari donc gis ngeen occupation anarchique bi gars yi di wax occupation anarchique bi nag bu ñu ko waxee mooy vraiment mooy gis ngeen ni carrément amuñu marché ñun li ñuy xeexuñu ko pour ñun xeexuñu ko pour suñu kër yi on n'est pas égoïste. li ñuy xeex dañ koy xeex pour suñu yaay yi nga xam ne dañoo yor table di jaay ci marché bi ñu utal leen marché garage Kalando bi fee bu ngeen demee vous allez voir que ni garage Kalando bi fi ñu ko def ci ay kër la da ngay gis da ngay am sa gan mu gaare otoom garage Kalando bi waa ji ñëw ne ko génnal fii sa gan bi waru fi toog parce que tout simplement fii garage Kalando la donc ñun on s'est dit donc on est dans quelle société quoi ñun loolu moo ne suñu problème. yoon yi nga xam ne nit yi toog nañ fa di jaay wala di def leneen tax na ba lu nu mel indi na jeexi jaaxa bu baax a baax ci kaaraange yi nga xam ne moo nekk ci dëkk gi lay loolu tax na ba askan wi dëkkee ci Kër Massar génn di wane seeni méttit. parce que tey samay jarbaat ñoo fi nekk sama papa fi nekk insécurité bi bu ñu bàyyee maquette bi mu am gars yi dañuy dugg insécurité bu ngeen demee sur l'autre côté vous allez voir que insécurité bi li mu causé ay prostitution la fi causé ay prostitution ay déguisé les affaires yu jaaykatu drogue yi et puis ku wax xam ni carrément ne jeune moo yor réew lii nii bu ñu ko bàyyee mu jël on aura une jeunesse malsaine drogue bi banditisme affaire yooyu noonu bu ñu bàyyee ci koñ bi la jëm. xeex bi nga xam ne naruta yomb fu mu toll nii askan wi dëkkee ci Kër Massar nee nañu duñu bàyyi benn yoon seeni xeex gile fokk ñu am lu ñu bëgg tey jile ñoom génn nañu doxu ñaxtu wër gox yi nga xam ne métit bi laal na leen bu baax a baax ñoom lu ñu bëgg rek mooy ñu utal leen ay yoon wala fi nga xam ne dinañ mun a am péex seeni quartier yile. xememte fu njiitu réew mooy Sénégal di defar garabu boppam jaaree ko nag ci M10 Sénégal ba tax kon démb la ko daal di fësal ne nag danañu fexewaat ba liggéey bi ñu war ko tàmbalaat lu toll nag ci 7 milliards suñu xaalis la ci fas yéene def bu ko defee kon loolu daal di antu ñu teewli kàddoom moom njiitu réew mi ci micro Abdourahmane Ly. Pour MEDIS c'est réglé ça a pris du temps un peu. pour MEDIS mën naa leen wax ni lépp yemb na dëgg la nii xaar bi yàggoon na wante dafa am ay réglages yu ñu doon def malgré jafe-jafe yi nga xam ni am na ci ak manquement yi. nguur gi dugal na ci xaalis bu am solo mën naa ni def nañ ci 7 milliards ci suñuy koppar ngir usine boobule mën a reprendre ay activités am fu mu nekk nii kayit yëpp signé nañu ko te dootul yàgg dara liggéey bi daal di tàmbaliwaat. Que l'activité reprenne c'est signé ça va être fait donc ça c'est un problème réglé il faut considérer qu'il est derrière nous. Abdourahmane Ly jërëjëf ci moom la ñuy des ak njiitu réew mi démb nag liggéeykat yi jébbal nañ ko kon seetub njàmbat ginnaaw feetu 1er mai bi ñoom ñu kon doon ci prox ndollu ngir rek bëgg njàmbat loolee nga xam ne jébbal nañ ko mu daal ci taxaw indi ci saafara waaye nag njiitu réew mi ne loolu sax dafa fekk daf ko ci fekk ndax secteur yi nga xam ne am nay jafe-jafe loolu lépp nag ñaax na gouvernement bi ak kilifa yi kon ngir ñu daal ci baral jeeko yi ngir lépp li di njàmbat saafara gu yaatu am ci Abdourahmane Ly. 1er mai muy bésub fête wante it di bésub ñaxtu ngir liggéeykat yi ci waxtaan gi nga xamante ne séq nañu ko ak njiitu réew mi njiital SYNPICS moo ko tàmbali ñëwaat ci yàqate yu ay defkatu ñaawteef defoon ci ay bërëbu tasukaayu xibaar loole waral Sénégal ñàkk ñaari place ci classement wu dëkk yu ñu gën a ràññee ci liberté de presse muy mbir boo nga xamante ne nguur gi amul dara lu mu ci laale di leeralu njiitu réew mi. C'est principalement dû aux agressions dont sont victimes. li ko gën a waral moom mooy agression yi nga xam ni moom la ñuy def journalistes yi ak tamit kërum tasum xibaar yi ba xew-xew yu metti yi amee woon fii dafa am ñi nga xam ni dañ cee profitoo ngir def naka sudul noonu te loolu nag kenn mënu koo nangu kon nag maa ngi compter bu baax a baax ci ñi nga xam ni ñoom ñooy professionnels yi jëm ci assise des médias yi di leen wax itam maa ngi leen di déglu ci lépp li nga xam ni moom moo fa jóge comme tënk. Pour vous dire que j'attendrai avec beaucoup d'attention les conclusions qui en seront issues.
balaa ñu caa yegg ay boroom xam-xam ngi càmbar benn texte xool nu ñuy réguler réseaux sociaux yi di yéglewu njiitu réew mi ci waxtaan wi ba tey ki nga xamante ni mooy secrétaire généralu FGTSB interpellé na ko ci at gi nga xamante ne liggéeykat ki war na ko am balaa moo retraité maanaam ngir ñu yóbbu ko ba juróom-benn fukk ak juróomi at muy bëgg-bëgg bu njiitu réew mi Macky Sall àndul benn yoon. 17% de la population. ci askan wi ci téeméeri nit boo gis juróom-ñaari fukk yi ak juróom-ñaar yi amuñu li nga xam ni moom mooy fanweeri at ak juróom kon nag mënuñu continuer di gérer ñi nga xam ni ñoom ñooy mag ñi mënuñu continuer di leen yokkal saa su ne seeni at ndaxte loolu lee day tax ndaw ñi duñu mën a dugg ci marché du travail bi loolu lee moom mooy jafe-jafe bi jëm ci retraite à 65 ans si juróomi at yi mënoon ngeen recruter ñi nga xam ni ñoom ñoo waroon a dem à la retraite. Parce que c'est au moins 5 années pendant lesquelles vous auriez pu recruter tous ceux qui partent. ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey te conditions yu ñuy liggéey baaxul benn yoon mooy waa Forteza secrétaire général CNTS FC ngi xamle ni ñooñee di liggéey ci société gazière boobu amuñu couverture médicale amuñu IPM te dañoo nekk chômage technique te amuñu dërëm niki salaire muy ay jafe-jafe yu njiitu réew mi yëg ba noppi. Si vous voulez, le ministre, Madame le ministre va suivre. Madame le ministre dina topp question boobule bu baax a baax wante nag si sàmmonteeg li nga xam ni moom la code du travail tëral wante li ñu war a xam mooy que ni société boobule fu mu nekk nii déposer bilan la gën a jege ka leneen lu mu mënti doon fu mu nekk nii ñun lu ñu gën a yitteel moom mooy sàmmonteeg li nga xam ni moom la code du travail bi tëral rawatina lu jëm ci cotisation sociale yi ak tamit payum salaire yi ci waxtu wi. En ce qui concerne les cotisations sociales, mais aussi les paiements de salaire à temps. wàllum saxaar gi itam waxtaane nañu ko fi moo di giroo rawatina mi ngi yaakaar rek ñu defaraat raay yi ba mu wër dëkk bi wante njiitu réew mi moom nee na daa bëgg mbir yi leer benn axe dong moo ko soxal jamono ji. C'est l'axe Dakar-Tamba. loolu axe Dakar-Tamba la fu mu nekk nii mën naa ni sori nañu trop ci liggéey bi. jamono ji sax may wax ak yéen sunu partenaire canadien yi ñu ngi fii Dakar ngir fexe finaliser offre technique yi financières yi lépp war naa yemb fii ak jeexintalu weeru mai sunu objectif mooy fexe defaraat yoon wi fii ak jeexintalu at mi ngir su ko defee trajet bi ba Tamba mën a reprendre buñ ci noppee daal di koy continuer ba fa nga xam ni moom mooy Bamako ndaxte loolu lee moom mooy continuité. Et puis après continuer vers Bamako parce que c'est une continuité. même bu fekkee ni fii nit ci respecté nañu lii di mesure barrière yu ci mel ni sol masque wala randuwante bi coronavirus luñ ko fi tudd bëri na loolu file di salle des banquets bu palais de la république rawatina nag ci njeexital yi nga xamante ni def na ko ci xëy mi. njambatu soxna yi bokkoon na ci lal wi nga xam ne moom la syndicat bi di SAES daal di amal nag di SAEMS daal di amal ngir rek fexe ba lépp loo xamante ni seen bëgg-bëgg la saafara daal ci am ñoom soxna yi ginnaaw nag li nga xam ne moo jëm ci wàllu congé de maternité ak yeneen jafe-jafe yoo xam ne dina ci daal di taxaw waaye nag buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne bàyyeekoo na ci njiitu SAEMS di Sourou Sène nee na nag loolu lépp di seen njàmbat danañ ko dëxën mu bokk na ci téere yi nga xam ne bokk téere yi njàmbati la ngir saafara mën ci am ñu teewlu kàddoom secrétaire général bu SAEMS dañu jàpp ni comme syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire wax dëgg macha allah jigéen yi bëri nañ fa trop dafay jot nag ñu xool seeni préoccupation mën leen jël en charge moo tax ma rafetlu mémorandum bi nga xam ne présidente convention nationale des femmes def na ko tey présenté ko ci kanamu assemblée bi mais mémorandum boobu dama wax ni désormais mémorandum mu SAEMS la te dinañ ko défendre devant le gouvernement du Sénégal. xam nga jigéen ñi moom buñ ko waxee buñ ko waxul seen situation congé de maternité war nañ ko xoolaat buñ ko waxee buñ ko waxul ñoom bëgg nañu mën a gën a jël en charge seeni doom ak seeni borom kër autorité parentale bi xam naa tey. am nañ ko acquis mais niñ koy doxale ba léegi des na lu bëri xam naa tamit am tey jigéen gu yore doom nga xam ne daf koy nampal mais bu ko bàyyee ci kër ga nekk école xelam mu ngi ci doomam est-ce que jotul ci suñuy école yi ñu aménager ay lieux yoo xam ne ñi nga xam ne dañu yore seeni doom mais dinañ mën a teg foofu seen doom que de temps en temps ñu ñëw xool leen donc il faut dafa jot ñu xool jigéen ni ko yàlla binde ñu xool naka la ñu mën a def pour que liggéey bi nga xam ne moom la société bi xaar ci moom mais ñu may ko conditions yi mën a permettre mu def liggéey boobu.
ginnaaw ëllëgu li nga xam ne moom mooy fête du travail ni ki démb la woon jox nañ kàddu gi ñi nga xam ne kon ñooy retraité yi ñoom nag nee nañ kon waxtu wi jafe-jafe yu tar la ni jaar di jànkonteel ndax nag lii di pension bi matewul jafe-jafe yeeg li nga xam ne moom mooy charge yi daal di bëri rawatina kon luyaas gi seet ba jégg dayoo njàngum xale yi ak dund gi loolu lépp kon doon mbir yoo xam ne kon dafa lalu seen wagg te nag ba nii ñuy àddoo des na ci indi saafara ndax nag koppar yi matewul loolu lépp kon tax ñu daal bëgg ñu xolaat bu baax a baax seen nekkin ginnaaw bu ñu liggéeyee ba war a noppaluku ndax nag nee nañu waxtu wi kon dal la moom xel xalaatu ko ndax yitte yeeg jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel Ngor Diouf reportage. ñoo ngi fii ci cité Kanasop biir commune bu Grand Yoff ay retraité ñu fekk leen ñu toog di waxtaan seeni biir 1er mai di ab bëccëg buñ jagleel liggéeykat yi ngir ñu àddu ci seeni mébét ak seeni càkkuteef way retraité yi donte liggéeyutuñ seeni càkkuteef des ba tey. moo bi ñuy wax retraité sax moom laa d'accordul man li ma préféré mooy ñu wax maltraité parce que mënoo def fanweeri at ak lu topp ci service nga retraité war a sonnaat retraite ku ko am da nga war a féex dem noppalu ji la moo ki ñu seexal ñu ñooy am mais bu fekkee da ngay retraite di daw dépense di daw leneen tu es obligé parce que au Sénégal dañu amul politique d'emploi bu baax. gannaaw Grand Yoff ñu dem ñaari tali ci benn grand place ñu fekk fi Ndiaga Mboup moom it lu ko soxal écart bu am entre pension retraite privée naka noonu public. li ma la xamal daal mooy boo retraité da nga sentir ni mbir mi demeewul ni mu war a demee ndaxte ki nga xam ne privé la nekk du gagné dara par rapport ak ki nga xam ne kii moom public ki nekk public dina am pension bu respectable mais ki nekk privé. Papa Samba nekk ab ancien surveillant moom it mu jàpp ne war nañ gën a dooleel pension retraite fii ci Sénégal. pension yi moom dara baaxu ci dara il faut les revaloriser vraiment dafa ndaw ba pare gis nga bala nga koy jot fekk boo ko jotee yow remboursé nga lépp quoi parce que le boutiquier du coin les petits vendeurs là affaire yi sew sewaan yi da nga koy remboursé pension yi moom du dara nañuy fay teel ba pare bii moom dafa tombé Korité bilaay bu ñu mënoon dimbale fay ñu avant Korité bi dañ ñu arrangé lool quoi. bépp liggéeykat di ko sàkku nekk ci ay situation yu mucc ayib bu mu demee retraite waaye buñ sukkandikoo ci ñuñ jot a dajet fii ci Sénégal dem retraite nekk lu métti lool di waral li ni mel ñuy jànkonteet ay soxla ak ay mébét yuñ mënta faj benn yoon. Ngor Diouf jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee kon moo laf laaj xabaaru Njoloor si gërëm ñëpp di ci jàpp lépp yem rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxi bu calandee fii boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñoo ak jàmm.